أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. mbokk yi kon ginnaaw bu ñu jégguloo ci retard bi nga xam ni am nañ ko ndax 5h00 lañ bëggoon a tàmbali programme bi nga xam na doon taaxirlu waale tuuti rawatina sunu mbokk yi nga xam ni ñooy sunu mbokk journaliste yi nga xam ni li ñuy wax bëgg nañ ñoom ñëpp ñu man koo fekkeendoo ñoom ñëpp ñu man koo jëlandoo te wax dëgg yàlla ñi ci ëpp tey lañ leen woo bi ma leen di woon naañ na presque midi jot na ñu xamal ma ni incha allah danañ def lu ñu man pour ñëw fekkee woote bi kon loolu tam loolu jëf la boo xam ne ñu ngi leen ci gërëm bu baax a baax di rafetlu seen teewaay ci jàkka ji. ñu wax bëgg leen a leeral rek ni programme bi di tëddee ci gàttal moo di ni ki li ñuy wax tam ñu ngi koy wax ci ndigalal al imam Ousmane Galadio Ka mi nga xam ni moo jiite commission bi di wax ci wàllu weer wi. dañ ko bëgg a tàmbale jàng alquran ay ayat yu gàtt ki ko bëgg ki war a taxawee loolu mooy al imam Aboubacarin Faye moom lañ war a jox mu ubbee ay lenn ci ay ayat alquran ci lu gàtt su jeexalee ñu jox al imam Ousmane Galadio Ka moom mi nga xam ni moo jiite commission bi mu wax li tax ñu woo journaliste yi dina ko wax ci làmmiñu olof su jeexalee sunu mbokk mi di al oustaz Ibrahima Mbeng moom dina ko tënk ci lu langue français kon ñaari kàddu yooyu moo fiy jib benn bi ci olof lay doon imam Galadio moo koy wax benn bi ci français lay doon sunu mbokku Ibrahima Mbeng moo koy wax suñu jeexalee ñoom ñaar ñu delloo kàddu gi sunu mbokk journaliste yi ñoom bu ñu amee ay question ay laaj ñu man koo laaj ñu leeral leen li ñuy laaj bu ñu laajee ba jeexal ñu tëjewaat jotaay bi alquran su ko defee mbooloo mi daal di tasaaroo jotaay lay doon boo xam nag du yàgg lool incha allah nu mu gën a tënkoo rek danañ ko tënk ndax mbokk journaliste itam am nañ leneen lu leen di xaaraat te bëgguñu leen a lor ndax def nañu effort bu rëy a rëy wax dëgg yàlla ni ñu mobiliser nii vraiment sedd na sunu xol ak képp ku fi teew ñi fi teewagum mooy ñii may bëgg a tudd ku déggul turam tam ñu ngi ñaan mu présenté wax ñu turam soxna Faat Thiam Ngom mi ngi jógee Anour FM 101.0 Cheikh Sakho mi ngi jógee journal Soppi FM Cheikh Thiam mi ngi jógee journal Enquête Arouna Niang mi ngi jógee rajo FM Alfayda moom tam moo fi teewal Alfayda bu Kaolack en même temps moo fi teewal rajo Teranga bi nekk Ndar moo ko fi teewaaleel wax na ma léegi ni suba ci midi mboolem li ñuy dégg fii dinañ ko jàllale ñaari chaînes yooyu insha allah taala sunu mbokk Mouhamadou Ndiaye mu ngi jógee Oxygène bu Pikine Lamine Fati moom tam mi ngi jógee Convergence FM 103.9 sunu mbokk Sada Mbodj mi ngi jóge Réew mi Quotidien sunu mbokk Salif Sow mi ngi jóge rajo Futurs Médias RFM sunu mbokk Abdoulatif Mansare mi ngi jóge journal Le Quotidien ak sunu mbokk Thiemo Dafe mi ngi jóge Eco Sénégal boo koy def da ngay def eco-sénégal.com ak sunu mbokk Dallo Ba mi ngi jóge journal Office kon bu fekkee ak sunu mbokk Mouhamadou Fofana mi ngi jóge rajo Zik FM mooy mujj ñëw na la ci ginnaaw kon bu fekkente ne am na ku ma tuddul turam journaliste yi rek mu wax ko Mouhamadou Fofana waaw voilà kon loolu la
kon léegi dañuy bàyyi imam Aboubacarine Faye ci lu gàtt mu ubbi alquran su paree imam Galadio dina ko wax ci olof sunu mbokk Ibrahima Mbengue wax ko ci français nu jox journal si kàddu gi micro baa ngi ko bëgg a laaj ñu tontu leen te jëwaat alquran yëkkati jotaay bi. ñu xam ni tam sunu mbokk yi nekk ci site xam sa diine ñoom ñoo teew nii depuis 3 heures li ñu fiy def lépp mi ngi jaar ci internet bi fi mu nekk ku toog sa kër tam boo demee ci site xam sa diine yaa ngi mën a suivre lépp liy xew ci biir jàkka ji kon imam bismillah. imam bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا ووقاكم شرا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والمغفرة والسداد في القول والعمل. mbokk jullit yi ñu ngi leen di nuyu di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yal nañu defal njub ak njéggal dëggu ci wax ak jëf. mbokk yi ñu ngi bismillah di sargal ñépp ñoo xam ne teew si nañu fii di tàmbale a'immatul masajid di ci teg al ulama ñi nga xam ne li leen yitteel mooy naka la ñuy def bi njub
yegg ci nit ñi di ci tegaat mbokk journaliste yi nga xam ne ñooy jubluwaay bi bu doon doomu aadama mooy yaxu ndigg bi ndax se suñu ñëwuloon du am kon daa am lu ñu xaar ci ñoom am lu ñu yaakaar ci ñoom kon ci seen teewaay bi ñu ngi ciy bég di leen sant bu baax a baax di ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yal na leen sàmm aar leen ci seen yëngatu li ñu bëgg a joxoñ mooy li ñu bokk di diine ji di réew mi lu ci mucc ayib rek ñu nekk ci jàmm lu ci sooxe rek ñu am ay jafe-jafe ak ay tolof-tolof kon loolu mooy li jiitu ci jubluwaay bi ñuy tàmbalee nag ci mbooloo mi taxaw ngir loolu ñu junju am mooy CMD mooy coordination musulman de Dakar mooy ay ndaw yu sawar yu takku jóg ñu ne li ñu bëgg daal mooy déggu bu daje ci dëgg bu dëppoo ak tëralinu islaam kon ñooñu ñu ngi leen di sant bu baax a baax te commission bi nekk ci biir ñooñu kon ndaw yooyu nga xam ne ñooy dox di nose di dugg di génn ñu ngi ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yal na def ci taxawaay yooyu barke liñ ciy toftal mooy atte sharia ci feet yi xam nga ne ci lañu jëm te sharia ñaar dong la am mooy korité di tabaski benn bi jàll na yal nañu borom bi may mu fekkaat ñu ci jàmm benn bi mu ngi dëkkmal si moo bokk na ci sababu jetaay bi yal nañu fekk ci jàmm bàyyi ñu ci kon islaam ñaar yooyu dong la am te ñaar yooyu di jaamu yàlla ñaar yooyu jaamu yàlla la ndaxte jubluwaay bi mooy izhaar ni'matillahi tabaraka wa taala bi shukrihi wa ibadati mooy wone nangu xiwalu borom bi subhanahu wa taala ci sant ko jaamu ko yooyu nag bu ci nekk borom bi subhanahu wa taala defal na ko sabab ba di jamono ji di terub weer kon fokk rek jullit yi di ko yittewoo du ñaar yooyu rek lañu war a yittewoo waaye xëj na yooyu lañu gën a siiwal mais jullit moom fu mu toll rek borom bi subhanahu wa taala daa tënk dundam ci temps la muy nattee temps boobu mu defal ñu ko mooy lu ñuy gis mooy weer kon bu dee korite dañuy jaamu borom bi subhanahu wa taala ci weeru koor ba nga xam ne weer wa jeex na 29 wala fanweer ñu dal di ko gis mbaa ñu gisal ñu ko mbaa ñu dégg ku ko gis ñu dal di indi jaamu yàlla boobu nga xam ne mooy feetu korite wa kadhalika bii nga xam ne moom lañ dëgmal si mooy borom bi subhanahu wa taala daa tànn benn ponk bu ama am solo mooy juróomeelu ponk ci islaam ñu tuddee ko aj boobu itam mu wutal ko ak jamono muy weeru tabaski kon fan la ñuy nattee fi aj di tàmbale ak fa muy jeexee mooy ci teru weer kon ci teru weer boobu nag kon ay atte yooyu dal di ci tegu kon atte bi day doon lu war ñépp yittewoo ko teg ko ni ko texte islam yi joxoñee bu ci ñaar jógee mbaa ñett nag wàcc na ñépp ñaar mbaa ñett buñ ci jógee wàcc na ñépp kon atte boobu mooy
atte feet yooyu rawatina lii nga xam ne mooy tabaski te muy ab jaamu yàlla. beneen bi ci tegu mooy sharia na muy waxee terme ya nga xam ne yooyu lay dal di jël di ko utiliser. doomu aadama ki xam bu ko settantalee day am lum cay déggee mooy li ñuy tuddee arafa. xam nañu ne arafa benn dingire la, benn bayal bu yaatu la boo xam ne mu ngi ci makkatal mukarrama, benn bayal bu yaatu bu nekk ci makkatal mukarrama ci booru penkub kaaba bi, xaw koo sori tuuti ci quelques kilomètres, matul fukki kilomètres. dingire boobu la ñuy tuddee arafa. dingire boobu nag ci bésub juróom-ñeenteel ci aj gi këpp ku aji da nga fa ñëw lu mu tuuti tuuti diggante tisbaar balaa jant bi di soo, lu mu tuuti tuuti war nga faa nekk tuuti, même quelques minutes war nga faa ne. kon loolu moo tax ñi aji yépp dañ fay daje. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne boo déggee ñu ne aj mooy arafa, alhajju arafa. boo déggee ñu ne aj rek mooy arafa. lan moo nekk ci biir loolu? subhanahu wa taala yubaahi bi ibadihi inda al malaika. ndaxte borom bi subhanahu wa taala bu ajkat yi dajee day puukarewoo ñooñu. mu ne malaaka yi xool leen sama jaam yi ñu ngi noonu, xool leen bopp yaa ngi jëxëm, xool leen karkanam yeeg tànk yaa ngi pënd. mu ne loolu yépp man maa tax. bu dee góor ña fàtte nañu ndombo tànk ya, fàtte nañu alal ya, fàtte nañu lu ne, ku nekk mu ngi woddu, mu ngi làmbu, ñépp a niroo, ñépp a nekk. doo xam buur, doo xam borom alal, doo xam ku ñàkk, doo xam lenn, ñépp a yem. borom bi subhanahu wa taala ne malaaka yi xool leen, gaayaa ngoog, man rek maa leen indi te man rek la ñuy woo nag. labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk. mu ne man rek. mu ne xam nga lu ma leen di wax yéen malaaka yi? ñu ne waaw. mu ne seedeloo naa leen ne ghafartu lahum. mu ne ñii moom mu ne waaw. mu ne jéggal naa leen. kon ñooñooy ñi aji. ñun ñi ajiwul nag lu ñu am ci arafa? yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ñi ajiwul li ngeen am ci arafa mooy woor bés bi, bésu arafa. mu ne ngeen woor ko. benn saxaabi mu ne waaw bu ma ko wooree lu ma ciy am? mu ne boo wooree bésu arafa at ba ngay génn, parce que bii mooy fukkeelu weer bi ak ñaar, keroog mooy juróom-ñeenti fan. kon mu ngi mel ni bu weer wi amee fanweer dese nga ñaar fukki fan ak benn pour at bi jeex. mu ne at boobu ngay jeexal, mu ne waaw. mu ne borom bi jéggal na la say bàkkaar foo mën a ne boo wooree yow mu arafa. mu ne ak lan? mu ne at ma nga jëm. mu ne waaw. mu ne borom bi anticipé na ne dina la jéggal bépp bàkkaar boo ciy def. kon woor benn bés ñu jéggal la bàkkaaru ñaari bés, ñaari at afwan. kon loolu importance la. waaye man li ma gën a suuxal mooy waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, arafa. xam nga mënoon naa wax ne attaasi, mënoon naa wax ne bésub juróom-ñeenteel ci weeru tabaski. kon Sénégal ne man tey mooy sama juróom-ñeenteel, Amérique ne tey mooy sama juróom-ñeenteel, New Zealand ne tey mooy sama juróom-ñeenteel. waaye yonent bi ne mu ne li ma leen dig man borom bi subhanahu wa taala maay maye bés ba jullit yi taxawee arafa laa wax. boo wooree beneen bés bu dul boobu déedéet joxuma la garanti jéggal la ñaari at de déedéet. bés bi jullit yi dajee arafa laa la wax. kon loolu daa am lu muy joxoñ. loolu muy joxoñ nag ci lañu bugg a yegg, mooy ngelawaay jullit yi yépp bu ñu taxawee arafa ñépp bokk woorandoo. bu ñu woorandoo juróom-ñeent nag lu ciy tegu? fukk. kon ñépp bokk tabaskendoo, ñépp bokk tabaskendoo. dara terewu koo am nag lu dul al ananiya wa takabbur, mooy man ak rëy. waaye bu dul loolu mën naa ne jullit, bépp jullit loo mën a ne noo mën a mel waaye jullit nga, war nañ laa considérer sa wax nangu ko.
te yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa am moom itam lu muy wax war nañu ciy bàyyi xel shar'an nag ñun lañ koy waxee ko ci beneen anam bi mooy jullit yi ci àdduna bi yépp ñaay aji lu ci toll ci 4 millions ñoom ñépp ñu juum ñu taxaw ci bés bu dul bésu arafa hasa saab loolu day jafe lool 4 millions doomu aadama yu dem julli ji jooxe benn ponk borom bi subhanahu wa taala seetaan leen ñu juum ñu ne weer bi feeñ na te feeñul wala weer bi feeñ na ñu ne feeñul borom bi subhanahu wa taala du nangu loolu waay ibnu taymiya rahmatullah alayhi mu ne walaw hasala wal yawmu huwa al arafa parce que kullu ibnu adama xata mu ne même bu ñu juumoon yëguñu ne weer wi feeñ na ñun keroog bañ ko gisee ñu ne tey la te feeñuloon keroog ñu annoncé arafa nit ñi taxaw arafa ñu ne keroog ay arafa xalas même bu ñu juumee kon mbokk yi bu ñu jàpp ne mbir mi dafa woyof ñu jàpp ne man rek maay tabaski déedéet du yow rek de kon yaatalal mbir mi nga xam ne am na ñeneen ay millions yoo xam ne dañu bàyyi seen kër am fu ñu taxaw bëgg tiyaaba bëgg ku leen jéggal kon ñooñu borom bi subhanahu wa taala du leen seetaan ca loola moo tax borom bi ne na nga ànd ak ñoom ca loola donte nag am na beneen gis-gis parce que am na gis-gis boo xam ne mooy fu weer feeñ ci àdduna mun nañu ànd ak ñoom am beneen bés gis-gis bu ne déedéet sous région rek il faut mu feeñ ci sous région waaye nag li amul te ñu koy jëfee mooy territoire ma sabata shar'an wala fi lkitaabi wala fi sunna territoire comme Sénégal ñu ne territoire Sénégal foog ñu gis ci weer du sharia xanaa dañu fàtte ne territoire Sénégal xanaa fàtte ngeen ne ki ko rëdd mooy colonisateur bi wa huwa zalim tooñkat moo ko rëdd kon ku yàlla mere bu rëddee dara ñu walbati loolu ñu ne loolooy shar'an loolu jullit bu ne da ciy war a bàyyi xel sous région de am na waaye territoire moom amul suñ ne sous région nag lu yaatu la mun nañ ko tudde léegi ci jamono continent boobu it am benn jafe-jafe bu ci ne pour application bi day dem sax xaw a nekk impossible ndax rëdd ne fii la sous région yem am na ñuy wax ne masafatul qasr te loolu lu tuuti la loolu mun naa nekk sax ci biir réew ñu ne mooy kuy tukki fiñ ko may na wàññi wala ku woor fiñ ko may ne bu mu woorati d'accord nañu wax d'accord nañ ci loolu waaw mais rëdd bi fan la parce que tey bu ñu ne weer wi feeñ na Sénégal masalan mais war na ko wafe Gambie war na ko wafe beneen war na ko boo demee ba taxaw foofu sa diggante ki nga génnee mais nekkatul sous région kon infini lay doon kon da ngay dem rek ba dellu siwaat fi nga tàmbale woon mooy nañu gëm ne jullit yi man nañu ko defandoo ñun loolu la ñu gëm te nañu gëm ne war nañu doyluwante suñu diggante képp ku ne gis na lu tax ñu koy fenloo waruñu koo fenloo parce que yow jullit nga considéré nga sa bopp ne doo fen abadan waa lu tax nga ne Moodu day fen kon yow loolu waruloo koo def kon yooyu lañu bëgg mu leer ci xeluk jullit yi ñu utiliser tegtal yi nga xam ne mooy sharia bu jóge ci Qur'an bu jóge ci sunna beneen bi mooy il faut ñu nangu nag doonte métti na mooy waxu kenn du sharia waxu kenn du sharia Biraan Moodu Faatu Kumba ñoo yem sharia moom mooy qawlullahi wa qawlu rasul faqat loolu dong mooy sharia mun nañu rawante nag ci ay garaat ci aduna ci ay garaat ci mboolo ci ay garaat ci xam-xam mun nañu ci rawante waaye sa kaddu jiituwul kaddu keneen dara def lay neex nga jël ko mu naqari la nga bàyyi ko parce que du sharia moo taxoon Abdullah ibn Abbas waxoon benn wax boo xam ne bu ama am solo mu ne leen yuusiku an tanzila alaykum alxijaara aqulu lakum qaala rasulullah wa taquluuna ni qaala Abu Bakrin wa Umar Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu loolu la waxoon mu ne man ragal naa yàlla taw ci yéen xeer man damay ñëw ma ne leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na
ngeen ne ma Aboubacar ak Umar ne nañu te xoolal nañu ni ñu màggee te seeni kàddu du nekk sharia dinañ jëfandikoo seeni kàddu nag pour àgg ci sharia boroom xam-xam bi dinañ jëfandikoo kàddoom pour àgg ci sharia mais en tant que kàddoom moom kenn gis-gisam bëgg-bëggam lay sa sharia du mun a nekk sharia abadan foofu it bëgg nañu jullit yi dal di àgg ci anam bu mel noonu beneen bi mooy commission bi luy jubluwaayam hadaful lajna jubluwaayam mooy lan kon jubluwaayam mooy sensibiliser nit ñi delloo leen ci sharia ñu bañ a jëfandiku ci idée bañ a jëfandiku ci doomu aadama ndaxte ñaar yooyu day changer ci jamono day changer ci am-am day changer sax ci changement régime ñaar yooyu fokk dañuy changer idée benn boo xam ne da nga koy jël régime bi la coiffé bu changé woon sax yow sa idée boobu day changer nga jël beneen nit ki nga xam ne ci moom nga doyloo moom nga jël day changer parce que nit ki def fii jóge moom ci boppam idéem day changer kon jubluwaayu CMD mooy nit ñi nañu dellu siwaat ci an-nusuusu shar'iyya nañu dellu siwaat ci jëfandikoo alquranul karim bi nga xam ne du changer abadan xanaa sa dégg-dégg yow mooy changer ci moom ñu delluwaat ci sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xam ne du changer abadan xanaa sa dégg-dégg mooy dal di changer ci loolu te ñaar yooyu lañ la toppaloo yow doomu adama bi ñaar yooyu lañu wax ne nang ci dellu kon loolu mooy sabab ñu dajale nit ñi dajale it ñi nga xam ne jàpp nañu ne seeni kàddu seeni xalima moo raw suñu yos kon diine bi diine lan la diine mottali wante la ndaxte mënuñu toog ñu ne kon lii la ñu bëgg lii la ñu jàng lii la ñu xam journaliste bi leneen la jàng leneen la def awma ci moom soxla du sotti déedéet du sotti foog mu am ci yow soxla yow nga am ci moom soxla fi nga manqué nga xam ne moo la fa war a féete mu dal di la fa féete moom itam fi nga xam ne manqué na yaa ko fa war a féete nga dal di ko fa féete kon islam moom noonu lay demee islam bàyyiwul lenn ku ne rek am na lu mu man am na luñ ko xaaree heure ba bu jotee moom dong mooy dal di placé ca loola kon ñoom itam nag ñu yëg ne dañu am responsabilité dañu am lu ñu war a bay ci tool bi mooy fexe ba loo xam ne mooy dëgg fexe loo xam ne mooy lu leer mooy lu jub lu mën a dajale te du teqale yu mën a bennale yu mën a jegeñanti ay idée ñu dal di ci daje te loolu jàpp nañ ne mooy li ñu joxoñ rek mooy alkitab rek wa sunna ndaxte boo buggee delloo nit ñi ci idée nit bu yàggee ñeneen ñi gis seen bopp moom mu gis ne am na ci wàll boo leen buggee delloo ci kër xejuñu ci ab kër parce que dañuy gis ne ñun itam dañu am kër ñun itam dañu am appartenance ñun itam waaye boo leen delloo ci yàlla moo sàkk ñépp jaamu yàlla lañu boo leen delloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi la ñu yónni ci ñoom ñépp moo taxoon borom bi subhanahu wa taala dàqal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne du bàyyu kenn ci yéen wa ma kaana muhammadun aba ahdin min rijalikum walakin rasulallah mu ne gis ngeen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waa mu ne du bàyyu kenn sàkka boo ko tompee ñu ne topp nga bàyyu diw la moom du bàyyu kenn kon lan la mu ne ab yonent bu bàyyeekoo ci borom bi subhanahu wa taala kon loolu lañ koy dal di toppee borom bi moo ñu sàkk kon loolu lañ ciy toppee sëriñ baag taalibe baag journaliste baag borom am baag borom xam-xam baag ki ñàkk ak ñépp a ci yem bu ñu ñëwee benn garaat la ñu am mooy ay jaam lañu dañuy rawante nag ci seeni xam-xam ak ci seeni nangu ak ci seeni wommotu kon jubluwaayu CMD mooy dajale nit ñi waaye jàpp na ne ban yoon la mooy sensibiliser leen wax jàpp nañu ne seen wax mënul àgg fu ne ñu ne kon nag fii journalistes yi ñoo fi placé ñu dal di sukkandiku ci ñoom xippi seeni bët won ne point bu am importance la pour ñoom won ne taxawaay bu leen yàlla di tagg pour ñoom ñoom itam nag ñu fexe seeni xalima ak seeni kàddu ñu participer ci lépp loo xam ne mooy dajale nit ñi ci dajaloo boo xam ne dajaloo déggoo lay doon dajaloo gisee lay doon
dajaloog yërëmanteeg bëgganteeg soppante ku nekk considéré keneen ki kon loolu mooy jubluwaayu CMD kon loolu la ñuy dox nag ci loolu la ñuy woo ñëpp nag kon loolu mooy sabab ndaje bi nga xam ne moom la ñu daje kon tomb yooyu la ñu doon tënk incha allah ñëpp yëg loola kon CMD moom am na ay xabaaram yu leer ne weer bi feeñ na bu fekkee ci wàllu international niñ koy waxee li romb sous région bi loolu moom am na parce que ñëpp dégg nañu ne Arafa samedi la kon ñoom gis nañu weer bi annoncé nañu boo demee Asie ñu bëri annoncé nañu ci Europe nakazalik suñu sous région bi itam am na réew yoo xam ne gis nañu ko ci gis-gis bu leer seeni commission ñu dal di annoncé loolu it yegg na ñun moo tax bi iznillah bu ñu wooree samedi Arafa kon dimanche bi iznillah dinañu taxawal lii nga xam ne mooy julli iid li dalee 9h ba ci 10h am na jullekaay yu bari yoo xam ne recensé nañ leen ci kaddug seeni imam ca jullekaay ya ak seeni signature muy fukki jullekaay ak juróom-benn bi iznillah CMD bi ci biir Dakar parce que CMD bi actuellement ci biir Dakar rek lay liggéeyagum ci biir Dakar am na ci ñu yegg ci fukki jullekaay ak juróom-benn imam ba joxe na kàddoom bind na signé na joxe numéro téléphone am papier bi mooy bii bi iznillah dañuy julli dimanche kon ñuy ñaan ci borom bi subhanahu wa taala yal nañu nangul te dëppale ñu li nga xam ne mooy gën wa ma zalika ala allahi bi aziz wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullah. kon ñu may mbokk mi ci partie français bi mu tënk ko ci français incha allah. Ibrahim Mbeng, coordination des musulmans de Dakar. Donc nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette conférence de presse est organisée par la coordination des musulmans de Dakar, qui regroupe plusieurs associations de jeunes musulmans, n'est-ce pas, dans les différents quartiers de Dakar. Donc ce sont des jeunes dévoués à la cause islamique, n'est-ce pas, qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala en suivant le Coran et la Sunna. Donc ce sont leurs références. Ces jeunes musulmans ont pu créer une commission chargée, n'est-ce pas, de l'observation du croissant lunaire pendant les deux fêtes, celle de la Korité et celle de la Tabaski. Donc nous prions pour ces jeunes-là qui sont très dévoués à la cause islamique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur soutienne dans leur cause. Nous remercions au passage tous les journalistes par leur présence massive qui montre l'importance qu'ils accordent, n'est-ce pas, à cette conférence de presse. Nous remercions également les imams de cette mosquée et tous les imams qui encadrent ces jeunes dans les différents quartiers, dont certains sont ici présents. Nous disons simplement que les messieurs que vous voyez ici sont les membres de la commission chargée, n'est-ce pas, de l'observation du croissant lunaire. Donc, dirigé par Imam Oustaz Ousmane Galadjouka, qui avait la parole tout à l'heure. Ce qu'il faut dire, c'est que comment la charia, n'est-ce pas, voit la prière des deux fêtes. Sur le plan charia, ces deux prières-là sont une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc elles sont considérées comme adoration, n'est-ce pas, comme toutes les autres adorations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci dit alors que les musulmans doivent accorder une grande importance à ces deux fêtes-là et comprendre quand est-ce qu'on doit, n'est-ce pas, célébrer ces deux fêtes-là, qu'est-ce qu'il faut, comment préparer ces deux fêtes, aller de l'observation, n'est-ce pas, du mois lunaire quand il s'agit de la Korité, aussi bien quand il s'agit de la Tabaski. Donc, les musulmans se réunissent pour célébrer leur seule fête en réalité, parce que Korité et Tabaski sont les deux fêtes pour les musulmans. Ce sont les deux seules fêtes en réalité. Il n'y a pas d'autres fêtes pour les musulmans. Donc, ils doivent, en tout cas, se concentrer sur ces deux fêtes pour que Allah puisse accepter cette adoration. Sinon, l'adoration ne sera pas acceptée. Donc c'est quelque chose de très important. S'agissant maintenant de la prière, n'est-ce pas, que nous devons célébrer dans quelques jours, il s'agit de la prière de la Tabaski. Cette prière-là est liée, n'est-ce pas, à ce qu'on appelle la station de Arafat. Donc ce mois-ci, c'est le mois du pèlerinage qu'on appelle Zul Hijja en arabe. Donc les pèlerins se rendent à la Mecque pour faire le pèlerinage. Le mois est observé, n'est-ce pas, par tous les musulmans. La lune est observée par tous les musulmans. Donc il s'agit le premier jour du mois de Zul Hijja, n'est-ce pas, c'était le vendredi. Le vendredi. Donc, samedi, ce sera forcément le 9e jour. Et la détermination du jour d'Arafat, dans la détermination du jour d'Arafat, à Makkah par exemple, ils ont les lieux de culte les plus grands, n'est-ce pas, dans l'islam. Donc la Kaaba est là-bas. C'est eux qui gèrent en fait les deux saintes mosquées. Donc ils ont fixé la date d'Arafat le samedi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Hajju Arafat. Le pèlerinage en réalité c'est Arafat. Ça veut dire que ces deux sont liés. Si la station d'Arafat est tenue, le lendemain ça doit être le jour de la Tabaski. Donc les Mecquois ont une grande responsabilité dans la détermination de ce jour. Il faut que les musulmans acceptent que ça c'est Dieu qui leur a donné cette position. Il faut que les gens l'acceptent pour pouvoir être de bons musulmans. Tantôt, le président de la commission l'a dit, les musulmans ne se réunissent pas dans l'erreur. Et il y a un savant qui disait que même s'il y avait une erreur dans la détermination de ce jour-là, cette erreur serait négligée. Et le jour de Arafat sera considéré comme le jour déterminé par, n'est-ce pas, ceux qui le déterminent au niveau de la Mecque. Donc c'est pour dire que le jour d'Arafat, n'est-ce pas, détermine le jour de la Tabaski. C'est extrêmement important de savoir également que pour l'observation du mois lunaire, on peut considérer ce qu'on appelle la vision internationale, c'est-à-dire là où le croissant lunaire apparaît, vu, n'est-ce pas, la télécommunication, le développement de l'information, n'est-ce pas? Donc, il ne peut pas se passer des choses dans un pays alors que à la seconde, dans les autres pays, tout le monde est au courant. Donc voilà pourquoi on dit que tous les musulmans peuvent jeûner ensemble
et célébrer la fête de Korité ensemble. Ils peuvent également célébrer la fête de Tabaski ensemble. Donc c'est en cela que cette commission s'est organisée, n'est-ce pas, pour éveiller, sensibiliser les musulmans, n'est-ce pas, que la prière des deux fêtes c'est une adoration, donc les gens doivent s'atteler à cela, s'y intéresser. Donc les journalistes en tant que des acteurs, n'est-ce pas, de cette société doivent participer à la diffusion de la bonne information quant à, n'est-ce pas, l'observation du croissant lunaire. Donc nous attendons des journalistes qu'ils divulguent de façon très large, qu'ils diffusent cette information, n'est-ce pas, afin que tous les musulmans puissent obtenir, n'est-ce pas, la bonne information. Donc il est dit que la coordination des musulmans de Dakar veut que tous les musulmans, n'est-ce pas, se réunissent dans ce qu'on appelle le Coran et la Sunna. Et c'est ça qui peut unir les musulmans. Parce que c'est le lien que personne ne peut refuser. Si par exemple on appelle les musulmans à un problème de secte ou bien de confrérie, chacun ne peut pas se trouver dans ça. Mais ce qui est sûr, tous les musulmans se retrouvent dans le Coran et la Sunna. Donc les jeunes musulmans de Dakar appellent tous les Sénégalais en cela. Maintenant, au niveau de Dakar, il y a 16 imams qui ont émargé ici et laissé leur numéro de téléphone et leur signature, ont accepté de prier la fête de Tabaski le dimanche, Inch'Allah. Ils se sont fondés sur quoi? Sur ce qu'on a dit tout à l'heure, la fixation du jour de Arafat à la Mecque le samedi, donc le lendemain ce sera la fête de la Tabaski. C'est très simple. Nous appelons les musulmans à croire en cette vision, bien que on appelle à d'autres visions, mais la vision la plus sûre c'est celle-là, et c'est la vision que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accordée, parce que dans ses propos il n'a pas dit le 9e jour, il a dit le jour de Arafat. C'est clair. Donc ça veut dire que quand on fixe le jour, c'est fini, parce qu'il n'y a pas d'autre Arafat. Le président l'a dit tout à l'heure, c'est un lieu qui n'existe que dans un seul pays, c'est à la Mecque. Donc c'est là-bas où tous les pèlerins vont se tenir debout là-bas. Donc il n'y a pas d'autre Arafat. Ce jour-là est gêné par les autres qui ne sont pas en pèlerinage et qui sont dans leur pays respectif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui jeûne le jour d'Arafat, on lui pardonne ses péchés de l'année passée et de l'année en cours. Donc c'est extrêmement important. Donc nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner, de nous prêter vie jusqu'à ce jour-là et que nous puissions, n'est-ce pas, jeûner, n'est-ce pas, ce jour-là. Donc pour résumer simplement, c'est dire que nous prierons Inch'Allah à Dakar le dimanche prochain. Donc c'était un bref résumé de ce que le président de la commission a dit. Maintenant, dans les différents quartiers, n'est-ce pas, nous diffuserons l'information, mais nous demandons aussi aux journalistes, n'est-ce pas, d'apporter leur contribution afin que, n'est-ce pas, l'information puisse passer même à l'échelle nationale. Merci. léegi kon ginnaaw bu ñu dégloo conférence bi ci kàddu al imam Ousmane Galadio Ka ci wàllu olof bi, sunu mbokk Ibrahima Mbengue tënk ko ci wàllu français bi,
kon léegi question yi bu fekkee suñu mbokk journaliste yi bëgg nañu am ay laaj ci liñ fi doon jot a dégg micro bi mu ngi fi ku ci bëgg am laaj mu présenté wu incha allah mu posé li muy laaj ñu tontu ko kon léegi yéen a ci def ci jotaay bi ku ci am laaj ci yéen rek mu demandé ñu jox ko micro bi mu présenté wu joxe laajam incha allah. kon jazakumullahu xeyr dégg nañ ni mu laajee ñu ngi koy sant ci laaj yi waaye li nga xam ne askanale na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dinañ ci rectifier tuuti insha allah ndaxte loolu indi na ab jafe-jafe yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxul suumu li ru'yatikum waxut loolu ci seen gis-gis déedéet daa ko ne suumu li ru'yatihi naam maanaam waxul ci seen gis-gis dafa wax ne woor leen woori leen suñu ko gisee suñu gisee lan weer yi ñan la doon waxal al muslimun waxul benn parti ci parti parce que bu ñu wax benn parti ci parti kon dañuy wax waa Makka rek la doon wax kon ñun bokkuñu kon moom jullit la doon waxee mu ne na ngeen woor su ngeen ko gisee na ngeen woori su ngeen ko gisee su ngeen ko gisul nag mu ne heure boobu mottali leen fanweer kon jullit yi yépp la annoncé kàddu gi kon jullit bu ko mun a gis rek gis nañu ko xëj na yow gisoo waaye gis nañu ko kon conditionné wuñ sa gis-gis yow en tant que personne conditionné wuñ gis-gis boobu yi en tant que réew ñoom daal li ñu wax weer bi gis nañu ko waaw kon ñépp mun nañu woor ñépp mun nañoo wori kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ay waxam day nekk waxu sharia kon moo tax wax bi ni muy génnee dina wuute keneen ku dul moom ndaxte moom mu ngi doon wax ba mu ko waxee tey ñaata siècle la te ci wax boobu la ñuy jël référence ci wax boobu la ñuy wéy moo tax daa am nu mu demee woon du mun a nekk moom bu waxoon waa Makka suumu li ru'yatikum woor leen yéen ci seen gis-gis kon ñun lu ñu ciy dugal ci gis seen gis-gis ñoom kon kenn mun naa taxaw mu ne man bokkuma ci parce que waxewuma pronom personne bi kum la waxoon moo taxoon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam au lieu mu adressé leen moom mu adressé ko ci weer bi nga xam ne ñun ñëpp a ko bokk ki nekk Saoudia ki nekk New Zealand ki nekk Amérique ki nekk Sénégal ñoom ñëpp ñoo bokk weer wi boobu la wax ne suñu ko gisee. bismillah présenté wul. waaw ñaari fête yi mu junj nag moom ñaari fête rek moo am ci islam mooy korité ak tabaski
beneen buñ ci ñambaas yi ñun ñoo ko ñambaas rek waaye charia moom considéré wu ko. jazakumullahu xeer wax boobu nga wax moom wax bu ama am solo la waaye alhamdulillah loolu ngay junj am na toog nañu ak ñoom fii journée ne dañuy xool nu ñuy liggéeyee ñu lancé appel ay borom xam-xam ku nekk gëstu indi teg ñu nekk fii journée ba mu jeex di discuter ak ñoom mais loolu ba mu jàllee abutirul dara parce que lan moo koy waral pour ànd ak ku la considéré wul day doon lu jafe parce que man bu ma gisee woo leen ne gis naa duñ ko diviser duñ ko nangu parce que am na ay kër yu ñu cité fekk ñooñu joxe avis ñoom ñu sug a mun a joxe la nga xam ne moom la ñuy joxe parce que loolu dañ koo seetlu am na ñu bari ñu ci bokkoon bokkatuñu ci ñun nag sensibilisation bi tax ñu jóg na loolu dëñ lañu soxla loolu na dëñ weer bi weeru yàlla la bu feeñee na nga am courage man koo wax mais bul seet ne Ousmane Geladio moo ko gis kon boo ma téléphoné du ma ko wax parce que bokkuloo ci tariqa bokkuloo ci sëriñ sa papa du sëriñ considéré wuñ la kon yow duñu jël sa kàddu donte jullit nga nag donte jàng nga nag loolu nemmeeku nañ ko du benn du ñaar ñu ne donc ànd boobu du doon ànd bu yomb doon ànd bu yomb ñaata yoon lañ leen di woo ñu ne weer bi feeñ na ñu lànk mais bari na du benn du ñaar donc loolu day doon lu jafe kon loolu ngay sàkku ñun loolu la ñu bëgg te alhamdulilah amoon na toogoon nañu waxtaan ak ñoom waaye gis nañ ne mbir mi nekk na lu jafe ndax jotul léegi li nga xam ne ni mu avancé nit ñi lépp lu ñuy def ñun ci loolu la ñuy tàmbalee xam nga bépp tàmbali day nekk tàmbali bu tuuti ñi nga xam ne noonu la affaire yi avancé noonu la mbir yi demee noonu la est-ce que société bi ñuy waxal yegg na ci est-ce que société bi tey benn journaliste bu jëloon rajo mu ne la weer wi feeñ na da nga tax waay waxub journaliste te bu la nee sa baay dee na nga woo nit ñi mais loolu ci société bi la loolu il faut ñu liggéey d'abord pour mun a yegg foofu man fàttaliku naa wax ne weer bi feeñ na tabala la ñuy dóor wala ñu tiire fetel man dund naa loolu fekkee naa ko benn dëkk mooy xool gis weer wi rek tiire fetel boo toogee tuuti rek nga dégg beneen dëkk bi ci sa tiire ñëpp warendoo mais loolu nag lan moo ko waraloon parce que daa am yore woon kaddu mooy tubaab bi moom kaddoom la yore woon ay politique am la yore woon waaye gannaaw ba loolu changé nag ñeneen ñëw am ñu ñuy sóoraale am lu ñuy yaakaar am lu ñuy demee ñu absenté problème boobu absenté donc ñun li ñu man mooy li ñu leen di wax mooy dañuy sensibiliser loolu la ñu man parce que yore wuñu force yore wuñu leneen sensibiliser rek lañ mën a def nit ñi ñu dellu ci charia amma déclenche boobu ngay dal di wax déclenche 4 heures de temps matul fii ak Saoudia
li ëpp mooy 3 heures de temps léeg-léeg mu manqué ko 3 heures de temps léeg-léeg mu manqué ko charia ba muy wax sóoraale na loolu yow yaa ngi wax ci waxtu julli naam heure bi Saoudia di julli ñun ñu ngi tëdd di nelaw ñu ngi tëdd waaye bokk nañu jour bi moom ñoom boo leen laajee kañ ngeen woor ñu ne samedi yow buñ la laajee looy wax samedi ñun loolu rek la ñu wax en tant que defandoo ko ci même heure loolu ku nekk xam na ne manta ne parce que bu ñu nee koor li tax ñuy woor mooy bëccëg kii fajar ñëw na bëccëgam ñëw na mu tàmbale woor keneen ki nga xam ne mooy ci kanamam bu jotee moom itam mu dal di tàmbale woor d'accord loolu occasion la sax pour ñu woorandoo parce que bépp pays boo xam ne moo la féete penku jant bi fa lay jiitu kon kooku boo déggee mu annoncé mu ne la weer bi feeñ na yow may na la occasion nga mun a seetlu bu baax a baax may na la occasion 3 heures de temps mu ne la weer bi feeñ na yow sa jant soo wagul yow may na la nga fogaru may na la nga seet may na la nga seetantal te boo ko joxoon sa yitte rek nga dal di gis te loolu ci penku ak sowu lay joué mais nord ak sud du ci joué parce que même temps bi lay doon d'accord nañu bàyyi est ouest mais nañu jël le nord ak le sud kon bu ñu nee feeñ na le nord rek sud bi ba fa muy jeexee nañu war walendoo wala tabaskandoo mu jeex parce que temps bi du joué foofu temps bi côté bale lay joué kon ñun sensibilisation boobu nga xam ne mu ngi ànd ak charia boobu la ñu bëgg vraiment peuple bi dal di ci yegg fii mais feeg ñu ngi tënku ci kër mbaa ci nit mbaa ci idée dina jafe lool ñu dal di ci daj dina jafe lool waaye ñu ngi ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu ko baaxee waaw déet xamuñu seen décision c'est que dégg nañu commission nationale bu Sénégal wax nañu ne lundi la ñuy julli kon nag ñun li ñu jàpp ne 16 imam yi ñu am ak seen signature ñooy julli dimanche ndax ñeneen ñi ci des yépp lundi la ñuy julli loolu xamuñu ko purement am na ñeneen ñoo xam ne dañuy julli te bokkul ak ñi joxe fii parce que ñun Dakar la ñu wax mais biti Dakar am na ñu bari dañuy julli mais seen numéro ak seen nangam nekku fi xam nañu ci ñu bari ñoo xam ne dañuy julli mais seen numéro nekku fi mais Dakar moo ñu intéressé ñi nga xam ne jot nañu seen numéro mooy fukki imam ak juróom-benn mooy fukki julleekaay ak juróom-benn ci gox yu wuute. jazakumullahu xayr non pare nañ non merci kon ñu ngi sant ñépp ni ñu ko tàmbalee woon ñu mottalee ko noonu jox mbokk mi mu jàng alquran ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala yàlla nañu sàmm ci càmm teg quran kon bu ñu tëjee ba pare soxla nañu imam yi nga xam ne bokk nañ ci lii signé feuille bi ku fi teew na xaar tuuti bu kii jàngee aaye ba pare nag yeewi nañu ñëpp lu dul ko bugg a xaar julli ndaxte jege na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين